national 2 ak waa Kuli ñi nga xam ñi ngi évoluer ci division régionale équipe bu Tivaouane basket bi ak handball bi nga xam ne ñu ngi première division pour waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom gannaaw bi nga xamante ni am na ay sollicitation yoo xam ñëwoon nañ def ko ci maire bi mu doonoon occasion bu njëkk ci man bala may wax ak ñoom ndax olof yi dañ ne bala ngay ne naam ne fa ñu fàttali leen ni ñoom mën nañu jouer rôle bu mag ci wàllu pandémie bi di Covid 19 gën a sensibiliser nit ñi parce que Covid bi mi ngi dem mi ngi dellu si pour que mesure barrière yi nga xam ne dara ëpp ci solo takk masque nit ñi continuer di ko def. mu doon occasion aussi ñu xamal leen ci wàllu municipalité li nga xam ne naal yi nga xam ne am nañ ko jëmee ko ci wàllu tàggat yaram bi ci jiitu mooy parcours sportif bi am nañ plus de 30 millions yoo xamante ni tey jii ñi ngi ko ci waaj a investir lancé nañ marché yi li des rek mooy procédure yi pour que Tivaouane fi nga xam ne waroon a nekk 2 fois 2 voies ñu def fa benn parcours sportif boo xam ne jeunes yi même ak mag yi dinañ am fu ñuy sporé ñu invité leen également en prise bi nga xam ne commencé nañ ko agressé ñu fexe ba vraiment rendre l'emprise la sauve maanaam ñu fexe ba préserver ko ba la ñu fa bëgg a def yëpp ñu def ko fa. beneen bi mooy bi ñuy def arbitrage yi ci PACASEN bi dugaloon nañ ci ut benn terrain multifonctionnel fii ci Tivaouane xam dañ ci mën a jouer handball dinañ ci mën a jouer basket nit ñi dinañ mën a am fu ñu taxaw seetaan loolu tamit ñu xamal leen ni si PACASEN 2021 bi ci la bokk. waaye tamit jox leen nouvelle bu neex bi nga xam ni le ministre Matar Ba ñëw na fi meeting wax naka laa ko sonn la woon ci pour stade Tivaouane yan correspondance laa ko ci bind ñëw na daaw pour maire nga xam ni bi ñu koy présider fàttali na ko jeunesse Tivaouane ba ñu bindeel dañ soxla stade mu xamal leen yan jéego lañ nekkoon ni ci def ren jii nag mu xamal ñu ni effectivement incha allah ci budget 2021 bi fas yéene nañu réfectionner stade municipal bi Tivaouane nga xam ne bu fekkee ñun la ñu bindoon di ko ñaan moom lañ fi def day am pelouse synthétique grille de protection ñu defar ko defar ci piste d'athlétisme mais également gradin yi ñu beesalaat ko tabax yeneen yu ndaw ci wet gi mais aussi dafa benn terrain multifonctionnel ñi ngi am yaakaar bu ñu ni que ni la ñu ñaanoon lépp dinañ ñu ko may mais ñun nag ñu ni duñu rek toog di xaar ba nga xamante ni loolu yegsi na moo tax tey jii nga xam ni bi Covid bi jotee lépp loo xam ne ay ressources la daanaka dañ ko jëloon def ko ci xeex Covid bi muy sport bi une partie ci santé bi ci éducation ci jeunesse yëpp dañu am ndax président dafa yombaloon wax ni bureaux municipaux yi ñoom la ñuy réunir def les virements de crédit parce que Covid bi dafa bëgg maire yi xeex ko seen doole bariwul wala nañu raakale li ñu amul fépp def ko ñun bañ defee loolu nag ba Covid bi commencé wàcc compétition yi commencé tàmbaliwaat football bi seen soxla taxaw handball bi seen soxla taxaw basket bi seen soxla taxaw ñu ne ñun xëy na du ñoo fi ëppale du ñoo fi gën a yéen waaye nag ku wax maire ci dëkk soxla bu amee ci yow la ñuy jiitu man kon si man la ñu jiitu nag ci soxla yi naa def effort personnel tey ñu def effort jël juróomi million jox UST ñu jox leen 1 million jox ASC Kuli 1 million benn enveloppe 2 millions boo xam dañu bëgg jooni lii di buntu stade yi ak buntu grille de protection yi ak terrain handball bi ñu réfectionné ko de telle sorte que waa Renaissance handball club bu Tivaouane dinañ mën di fa recevoir loolu mooy li nga xamante nii moom lañ def tey mais xamal leen ni it ni incha allah tout au long de leur compétition nañ ko daan defee démb ak bërki démb heure bu ñu ko yàlla mën loo wee ci ñu jàppale leen dinañ leen jàppale ndaxte ñu ngi encadré ay jeunes te ñu gis ni Tivaouane am na jeunes yoo xam ni ku leen dimbali ñu dem tey jii ci wàllu football mbay ni nga ko waxee suñu sañoon li ñuy dégg Sadio Mané ñu dégg ay doomi Tivaouane yu mel ni ñoom njariñ lay doon dellusiwaat ci Sénégal njariñ lay doon dellusiwaat ci Tivaouane handball bi demoon nañ ba équipe nationale ñu am fa aussi ay joueuses donc comme ñoom ñu ngi def effort yooyu malgré les maigres moyens di def yooyu performance day jaadu ñun ñi nga xamante nii ñu jiitu ci municipalité bi ñu accompagner leen jàppale leen suñu kéemtalaayu lu ñu mën si suñu wàllu bopp kéemtalaayu aussi li nga xamante ni maire bi mën na ko may tàllal loxo di leen di wax si seen tur di ñaan waa Tivaouane ak même ñu dëkkul Tivaouane te bëgg Tivaouane suñu leen mënee jàppale ñu jàppale leen ndax mën na doon njariñ ndaw yi nga xam ne tey ñu ngi leen encadré ñuy handball wala ñuy football wala ñu nekk si culture ñooñu defuñu leneen loo xamante nii mën na yàqu réew mais dañoo nekk si luy defar réew kon ñun ñi nga xam ne ñun lañu dénk nag ñu war a gérer lu mel ni mairie je pense que yoon la ñu leen jàppale te incha allahu taala dina leen si jàppale ñi ngi rafetlu tamit kàddu yi nga xam ni remerciement yi nga xam ne dégg nañ ko ak encouragement yi mais surtout ñaax ñi ñu gën a ànd ak ñoom incha allah loolu dinañ ko def ànd ci ak ñoom ba Tivaouane
fépp fu ñuy dégg sportif yi mag yi ñu fay dégg ay doonu Tivaouane mu doon seen ndam waaye doon tamit yokkute ci dëkk bi. monsieur le maire ñaari at gi nii ngay subventionné la presse locale.